Thiès ni ki démb ay bërëbu RFM la ay ndaw attaqué mel ni ay gaynde yu xiif taal ay oto toj ay vitre kuréel bu boole ñi yëngu ci tasum xibaar ci internet bi wala sax en ligne di ko ñaawlu ba fu mënta yem RFM nag ba mu sooba tey xarañ ci ak responsabilité rek la mës a wone di ay kàddu Ibrahima Lissa fa mi leen jiite ay manifesté ni ki démb nag waral ba ñaari bakkan rot kenn ka ca Bignona keneen ka ca banlieue bu Ndakaaru wala ca foofu sax ca Yeumbeul Nord société civile ak ay parti yu bokk ci opposition bi nag waral ñuy amal tey ab manifeste ci àjjuma ji ngir daal di naqalu ni ñu jàpp ne dañ koy salfaañi ay liberté ak ni démocratie delloo gannaaw ci mim réew Sonko mi ñu teg loxo waral lii yëpp daal di am moom nag doyen dossier am léegi nag doyen des juges Samba Sall la ñu ko jébbal nañu ko moom mi di Sonko ab bataaxal ngir mu janoo ak moom tey ci àjjuma ji waaye bañ bi mu bañ leen mel waral ba yëf yi mujjee ci mandat dépôt ñaareelu pàcc xibaar tàggat yaram xibaar yi ñeel caada yi ak yéene kay ci technique bi Abdou Thiam digital Yacine Pouy asalaamaaleykum. kuréel bu ëmb ñi yëngu ci wàllu tasum xibaar di ay éditeur professionnel de la presse en ligne di ñaawlu ba fa mënta yem bërëbu RFM yi ñu attaqué ni ki démb ay manifesté ñoom ñoo fi yegg si mer ba futtu mel ni ay gaynde yu xiif wane lool mbirum banditisme buñ sukkandiku ci kit Ibrahima Lissa fa mi leen jiite ne daal dafa jàpp ne loolee ñaaw na ba fu mënta yem ndax RFM moom soo ba tey dafa mus a wane xarañ ci ak responsabilité ñu déglu kii Ibrahima Lissa Faye ci téléphone beeg Amadou Sabax Ba. ñaawlu ko bu fu ñaawlu yem te xam ne manifestant yi bu ñu demee bay sëngali journaliste yi ak këru yenn kay xibaar yi mooy que ne jafe-jafe am na ndaxte jamono ji mbir mi dafa law fépp gis nañu maanaam li xew ci réew mi ñaan ñu yàlla vraiment mu dal benn citoyen waxuma laa nag mu war a wàll ci taskatu xibaar yi ba tax na njàqare bi dañuy ñaan vraiment que état bi mu protéger journaliste fexe aussi bu ñu demee reportage ñu dajaloo nekk benn say pour di éviter ñuy faagaagal seen benn moroom dañuy ñaan état bi mu bàyyi xel këru yëglekaay xibaar yi et surtout journaliste yi bu ñu demee ci terrain bi aussi force de l'ordre yi ñu jàppale leen bàyyi leen xel et dañuy remercier vraiment di sant ba nga xamante ne ñii di police wala gendarmerie am nañu mat daw ñëw protéger lii di RFM ak quotidien national Le Soleil ba kenn jotu fa gaañ nit wala mu defa ay yàq-yàq yu gën a jéggi dayo dafa jot a am et donc ñu ngeen sant leen gën di ñaan vraiment ñu gën a farlu gën ñu bàyyi xel gën a bàyyi wàll xel aussi citoyen yëpp. démb doon war lool ci les manifestes ndax ñaari bakkan lu mu néew jot nañ cee xot kenn ka ca Bignona keneen ka ca Yeumbeul Nord ca banlieue bu Ndakaaru Ndongo Ka. benn waay manifesté moo ñàkk bakkanam nag ci jàmmaarloo yi ca Yeumbeul Nord mbir mu ni mel daal dee amee nag fu soriwul dara mairie bu commune bi moom mi ñàkk bakkanam tudd Baye Cheikh Diop doonoon tamit ab mécanicien ci gile commune ba tey waaye manifesté yi taal nañu tamit lii di station Total bi. ca Kër Massar benn way manifesté moo jëlee ay gaañu tar ci jàmmaarloo yi ba fi mu toll ma nga nag ca centre de santé ba ñu évacué way manifesté yi tamit bàyyiwuñu sax lii di brigade bu gendarmerie bu Kër Massar ndax jéemoon nañ kaa songu ñoom ba tey way manifesté yi lii di magasin Auchan bu gox ba it daal dinañ koy songu daal di koy caxatee. ci Pikine tamit lu nu mel leen fi nemmeeku ñii di way manifesté yi daal dee dajji nag magasin Auchan bi nekkee ci tali Icotaf daal di fay dugg caxatee ko lépp luy marchandise ñu daal di koy jël daw ak moom. waaye ci digg bëccëg bi way manifesté yi tribunal bu Pikine Guédiawaye la ñu daal dee songu ñoom émeutier yi daal dee toj nag lépp luy verre te nekkoon nag ci devanture bi ba ci bureau yi sax agent ya fa nekkoon njàqare la ñu nemmeeku ci ñoom Ndongo Ka Pikine rajo Futur Média. manifeste yooyu nag moo amoon ni ko démb ca université bu Ndakaaru restaurant bi ñuy wax restaurant Self lañu daal di yàqate ñenn ñak ci ay étudiants di ko nakarlu lool manifeste yooyu tamit dem na ba foofe ca Kaolack am na sax ñu fa teg loxo coordonnateur bu plateforme Nay Leer di ko nakarlu jàpp na sax kii di président Macky Sall moo waral lii yëpp Pape Simakha lay wuyoo ci jokko beeg Ibrahima Diamé. Macky Sall faluñ ko pour muy torturer les Sénégalais dañ ko fal parce que amoon nañ yaakaar ci moom pour mu changer condition de vie des Sénégalais mais aujourd'hui ñi nga gis ci mbedd mi ñëpp mooy ay Sénégalais yi nga xam ne tey seen yaakaar dafa tas ci réew mi 2 morts ak lu fi yàq yëpp est-ce que lii jar na ko te nag wax ko dëgg yàlla lu fi xew kenn mun la wax lan la
ba pare nag am ay député yu ñàkk jom ñu ñàkk jom tey képp kuy Kaolack waa rek am nga gàcce ci suñu député yi te lépp lu am ñoom aussi ils sont responsables procureur Bassirou Gueye moom tamit war nañ wax ak moom parce que lii yëpp ñoom ñoo ko sooxee nit ñi ñoo sonn am ay politiciens yu ñàkk jom yu nekk ci dëkk bi te Macky Sall képp koo xam ne mbokkam la na ko wax ne na démissionné pour apaiser tension sociale bi na bàyyi nguur gi parce que mënatul a dem ci situation bi te askan bi taxaw nañ doon benn say nous allons résister na askan bi yëpp jóg taxaw ñu bañ a yàq suñu démocratie. tey sax ci àjjuma ji ay ñi di wax société civile ak yenn parti yu bokk ci opposition nag bëgg amal seeni marche ngir daal naqarlu ni ñu salfañe liberté yi file ak tam ni ñu daal gisee ne démocratie dafa dellu ginnaaw ci mim réew. plateforme tamit bu boole ay société civile jàmmi réew mi ñoom tamit yëf yi soxal leen lool sax waral ñuy oo nguur gi ak opposition daal ñu fexe ba jàmm am ci réew mi démb nag ñu doon waxtaan ba taskatu xibaar daal dañoo jàpp ne ci jamono jile li war a doon mbébétu ñëpp mooy fexe daal ba jàmm dellu si ñu déglu kenn ci ñoom di Déni Ndour bokk ci Ligue des droits humains ñu déglu ko ak kii di Sona Mané. manifestation bi war a am ajjuma jii di ñëw suba juróom ci weeru mars bi te nga xamante ne kuréel bu ni yanamaar ak ay parti politique kuréelu politique ak opposition bi ak ay mouvement citoyen ak ay sénégalais simple yu bëgg a wone seen naqarlu ñu bàyyi leen ñu def ko ndax constitution moo leen ko may waaye aussi di leen ñaan ñoom ñi nga xam ne ñooy takk der yi ñu encadrer manifestation boobu ba jàmm rek mën cee juddu jàmmi réew mi nag mu ngi fàttali que ne nguur bi opposition bi ak ñépp ñu yëngu ci réew mi li nga xamante ne mooy suñu koom bi gën a baax bi ñu gën a wóolu bi ñu gën a jox fulla ak fayda mooy suñu dundin ci jàmm ak salaam moo taxit jàmmi réew mi mu ngi wootewaat ci dal te mu ngi am pas-pas di woo ñeneen ñi nga xamante ne yeggseeguñu ci lii ñu sumb ñu ñëw dugal ci seen loxo ndax li ñuy wax jàmm ci biir réew mi mën doon loo xamante ne lu ñu dund la te mu doon li nga xam ne mooy li nekk. ba tey ci wàllu xibaar ñu jàpp ne daal lañu teg la Ousmane Sonko moo waral ba yëf yi demee nii moom mi sax dossier yam dañ ko mujjee jébal doyen des juges Samba Sall Ousmane Sonko nag jot na ab bataaxal ngir mu daal di wuyu ji ci àjjuma jilee waaye dafa bañ ni nu mel waral ba yëf yi mujjee ca mandat de dépôt Ndette Diop ci ay leeral. Samba Sall doyen des juges moom ci boppam moom moo daal di xaatim boobub mandat d'amener ñu jébbal ko kii di Ousmane Sonko mu jaarale ko ci ab leetar bu mu saisiré ñi di waa gendarmerie rawatina waa section de recherche bu brigade bu Samba Diéry Diallo bu Colobane. Samba Sall juge bu premier cabinet jël dossier bi ci yoxoy Mamadou Seck juge bu 8e cabinet bi nga xam ni moom la ñu dénkoon boobub dossier moom dafa mujj delloo mbir mi. kon mbirum Ousmane Sonko tàbbi ci yoxoy beneen juge ndax loola dina am lu mu sensé ci taxawaayu camp wu Pastef am déet ak lu ci manti am ñoo ngi fàttali ni Ousmane Sonko nëbbu ko te làquwu ci keroog ba muy janoog taskatu xibaar yi dingat na kii di Mamadou Seck Samba Sall mi nga xam ni moom moo di doyen des juges yor dossier bi ci jamono ji waaye tamit procureur général Serigne Bassirou Gueye muy xamle ni ñett ñooñu tëddewuñu ñaaxaanaay ak lu ci manti am dina wuy ji ci ajuma ji ci suba ji doyen des juges ca la ñuy waxtaane ndax day doon mbirum yàkkataan gi ci digganteem ak Adji Sarr am déet wala dañuy teg ci taabal yi lu yees yi nga xam ni moom la ñu gàll ci glossam di trouble à l'ordre public mu di luñ koy toppee ba muy dem di wuyu convocation ca section de recherche bu gendarmerie bu Colobane moo taxit ñuy laaj ndax jàkkaarloo Ousmane Sonko ak Samba Sall day nekk jàkkaarloo boo xam ne nii day jur njeexital ci daje mu njëkk ba am déet maanaam ñu gàll ko mandat de dépôt am déet wala mbir mi dañuy jouer lii di prolongation maanaam yóbbu ko ba ci retour de parquet prolongement garde à vue contrôle judiciaire wala sax liberté conditionnelle ak lu ci manti am waxtu yi di ñëw dina ci indi leeraange. ñu ko doon wax léegi Ndette Diop kon yëf yi daal dafay mujjee foofee ca mandat d'amener avocat bu Guy Marius Sagna nag moom dafa dal di weddi administration pénitentiaire ndax ñoom daal ñoom seen bopp dañoo weddi woon ci ab communiqué daal ne dañoo daal di ber activiste bi di Guy Marius Sagna bokk ca FRAPP France dégage maître Moussa Sarr nag ne daal kii di clientam bi daal
loole liñ ko doon wax am na te sax dafa tàmbali lii de grève de la faim dégg ngeen ko ci suñuy xibaar yu mujj fukk simili moo tegu ci juróom-ñetti waxtu fii ci RFM. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. bari na ay l'école privée yu dakkal seeni njàng baaltin bi ñu dëgmal ndax yëf yi dañoo jàpp ne wóoratul sécurité amatul dina dogal boo xam ne responsable yi ñoom ñoo ko daal di jël ngir daal fexe ba seen ndongo yi nekk ci kaaraange Abdoulaye Biaye di proviseur bu lycée Birago Diop ñu déglu ko ci jokko beeg Ramata Anne. dañu arrêté cours yi rek ba lundi parce que comme ñëpp gis nañ li xew depuis mercredi coow li ak xeexoo yeeg ak violence bi ñun mi nekk côté point surtout entre université même Auchan point yi dem gis nañ li fa xew et xale yi suñu wàccee souvent ñibbi bi day métti moom te dañu am société de transport boo xam ne bi ñuy liggéey ak moom société boo xam ne dafa xaw a exposé saa yu amee chauffeur rek dañu obligé téye seen kaar yi te suñu téye seen xaar yi suñu xale yi bëri moom la ñuy jël ñu xalaat ne daal vraiment li gën mooy ñu suspendre un peu bàyyi ba lundi peut-être que mbir yi dina gën a sedd ñu mën a delluwaat école voilà loolu tax un peu ñu arrêté suñu cours yi. RFM Sport. dalal Cheikh Tidiane Diagne maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Seydou Lo di la masaw bu baax a baax. jërëjëf ci li am. bismillah voilà ñu dal di ko door rek wàllu football ak championnat bu Sénégal Ligue 1 bi ñu ngi seen 10e journée ni ki ëllëg la ñu ko fas yéene kon bokk door ci jogante yi nag ñaar mooy daal di am bu njëkk ba dana daal di am ci diggante Douane ak Stade de Mbour ba ca des nag moo di choc bi diggante Génération Foot mi nga xam moom moo di leader ak Jàmbaar bu Saly féetee si ñaareelu place bi Génération Foot nag moom mooy fekki Jàmbaar ci dëkkam dimanche la ñoo fas yéene yeggali la ca des ci wàllu jogante diggante ñaari tali nekk ci ay jafe-jafe moom itam ak SNEPS Excellence bu Thiès Mbour Petite Côte moom dana tas ak ñi di waa Casa Sport bu Ziguinchor Ndiambour bu Louga moom dina dalal ñi di waa Dakar Sacré-Cœur bi ngeen ko seetloo nag yile jogante ñi nga xam te ñi di waa Teungueth FC duñu ko teewee la ko war a nag ñoom moo di dañu amal maanaam match seen digg ak ñi di waa Mouloudia Alger ci wàllu ñetteelu journée bu Ligue africaine des clubs champions match bi ëllëg la ñu ko fas yéene amal ci bu 16h jotee ci stade Lat Dior bu Thiès. Coupe d'Afrique moins de 20 ans bu ñu jagleel équipe nationale junior yi ca Mauritanie lañ koy daal di amal ni ki tey jii la ñoo fas yéene amal li nga xam te moo di match de classement 20h diggante Gambie lay daal di doon ak Tunisie waaye jàppale ni tey jii danañ daal di amal match de classement bi diggante kon boog final bi ëllëg incha allah lañ ko fas yéene amal diggante Ghana ak Ouganda match de classement bi tey jii 20h diggante Gambie ak Tunisie wàllu football ba tey waaye bi la yoon ci Europe ak championnat bu Angleterre ni ki démb équipe bi Liverpool bu Sadio Mané di wéy di nekk ci ay jafe-jafe ndax Chelsea moo ko fekk ci dëkkam ci Anfield dal di ko daan benn bal ci dara bit bi nag ko dugal moo di Mason Mount ci première période bi leneen liñ ci mën di wax rek moo di ci jàngat ñi nga xam ne waa Liverpool bu Sadio Mané jotu football gi lay jongante ñoom ñi nga féetee si juróom-ñaareel place bi waa Chelsea nag daal nañu dugg ci Big Four bi moo di ñeent ñu raw ci championnat bu Angleterre ni ki démb itam seen camp ka fa nekk moo di doomu Sénégal gi di Edouard Mendy ba tey ci googule championnat West Bromwich Albion moom dafa ñàkk ci diggante ak Everton benn bal ci dara bitu Everton ko dugal nag moo di doomu Brésil bi di Richarlison ci Italie foofu Inter Milan ba tey ma ngay wéy di dëgëral boppam ci boppu raw gàddu gi ñoom nag démb dañoo daal di am ndam seen digg ak ñi waa Parme ñaari ball ci benn ci Allemagne nag tey jii dañoo fas yéene door seen 24e journée seen championnat genn jongante diggante Schalke 04 lay daan doon ak ñi waa Mayence ci Espagne Coupe du Roi Barcelone nag moom xam na adversaire am ci wàllu final dana tas ak ñi waa Athletic Bilbao mi nga xam te ne démb mujj nañu am ndam seen demi-finale retour seen digg ak ñi waa Levante ñaari ball ci benn gannaaw prolongation c'est loolu. jaajëf Cheikh Tidiane Diagne. jaajëf. RFM rajo askan wi. yegg sëg yéen ci xibaari caat yi dañ ci ànd ak Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi les nouvelles de l'université mooy titre téere bu njëkk bi nga xamante ne Pape Missane Sarr daal dina ko publier ci les éditions Artige mu nekk ab téere boo xamante ne ci personnage bi di Ngagne bindkat bi nag di ci waxtaanee lu jëm ci wàllu jaar-jaaram ak li mu yëg bi mu ne woon étudiant ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru. Ngagne mooy Papis wala Papis mooy Ngagne. Ngagne daal mun naa wax ne mooy benn étudiant rek boo xam ne nii am na liberté ci biir œuvre bi étudiant bu nekk nag mun naa gis boppam ci nekkinu Ngagne wala ngëm-ngëmu Ngagne au sein de l'espace universitaire. yenn saa yi dinaa tamit bàyyi Ngagne rek mu wax affaire yi ni mu ko xalaatee ni nga xam ne nii noonu la ko mbooleem ay étudiant
xalaatee daal. mu di projet boo xamante ne togg na ko diirug ñaari at mu ci waxtaan lu soxal inscription yi foofee ca université jafe-jafe yi ngir jot ci restaurant yi waaye itam lii di fitna ci biir campus bi. xam naa daal ne bu fekkee ne dafa am luñ ci war a mun a jàngat mooy rek ñi nga xam ne ni xëy na amuñu chance def université ñu may leen possibilité bi nga xam ne nii dinañ xam dëgg-dëgg lan la étudiants yi dund ci biir espace universitaire bu ko defatee yu munti xew grève bourse wala ñu am seen doom boo xam ne ni njàngam dafa sooxe ñu mun a xam à peu près lan moo ko waral xam tamit nan lañ ko war a mun a soutenir ba bu ko defee mu mun caa génn orienté wu dans une nouvelle vie bu ko weesoo tamit xam naa rek ñuy soññ di encourager suñu rakk yi nga xam ne ñanga ca daara ju kawe ka di fa jànge ñu xam ne ñi nga xam ne daal ñoom ñooy réussir biir université mooy ñi nga xam ne dinañ nangu ne sàkku xam-xam dafa ànd ak jàkkonteel ak i jafe-jafe waaye bu weesoo loolu lépp yow nga jël say responsabilité xam li la fa andi tamit bëgg nañ autorités yi vraiment ñu xoolaat nekkinu étudiants yi. ci wàllu musique Fatou Guiriti Badji ñu gën ko xam ci tur Maman Guiriti moom moo daal di siwal singalam bu bees Watu Sita mi ci wattaayu ñetteeli album bi nga xamante ne fas yéene ko génne ci weer yi ñu dëgmal ñu déglu ko moom Maman Guiriti. morceau Watu Sita bi projet album la daanaka album bi sax pare na waaye liggéey bi ni ma ko bëggee woon moom moo demeewul noonu. ba tax na am na ay retouches yu ma ciy def di ñaan yàlla may ma moyens yi ma mën a def retouche boobu ni mu gën a gaawee fii ak juin ma pare liggéey bi pour album bi génn. Maman Guiriti mooy doon ganuk seen magazine bi ñu jégleel aada ci RFM xalam ni kii samedi ji di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi mbokk yi. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS. seen cuuraay raktak bi rey yooyu seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille créole ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. dañ ci ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf fitna ji woon ci réew mi far na fi tëral ay bakkan libération ak réew mi quotidien ñu seen xëtu njëkk ñaari doomi aadama faatogum nañu ci manifesté yi kenn ki Cheikh Ibrahima Koli la tudd dëkk ca Bignona balu fetal lañu ko dóor ci xol bi mu jaara ca faatu ci manifesté yi woon démb ca dëkk ba keneen ki ci des moom Baye Cheikh Diop la tudd ca garage mécanicien ba mu doon liggéeyee ca yëmbal fa la ko balu fital bi ko faat fekk Vox Populi nañu ñi ñàkk gum seen bakkan ca manifesté yi ëpp nañu ñaar ñett lañu kenn ca Bignona kenn ca yëmbal ak it benn xale bu jigéen boo xam ne ci manifesté yi ca la koy agresseur songé jam ko paaka mu jaare ca faatu ñaari xale yu góor yi faatu di Cheikh Ibrahima Koli ci Bignona ak Baye Cheikh Diop ca yëmbal xibaar bi ak seeni nataal ñoo ngi ci xët mu njëkk l'Observateur leneen lu nekk ci xët mu njëkk l'Observateur moo di congu gi ñu songu siège bu Futurs Médias bi ci Médina yéenekaay bi nañu démb ay boori 20h30 ci la ay samba boy ay manifestant def mbooloo mu bari ñëw ak seeni xeer ak seeni ngànnaay taax mi nga xam ne fi la rajo Futurs Médias nekk ak journal l'Observateur ñu fay sànni xeer tojote bâtiment bi caxat-caxatee ko boole ci taal wata yi gaare woon ci buntu bâtiment bi mu di watab Njaga Njaay bu l'Observateur watab Makumba Bey bu RFM tojit watab journaliste bii di Mamadou Seck ak beneen wata boo xam ne agence immobilière bii di Palais de l'Immobilier moo ko moom Le Quotidien nañu booba fekk na dëkk bi di tàkk ak di jax-jaxee fu nekk ak nu nekk Le Mandat nañu musiba mbaa kumba mu am ci réew mi La Tribune ne ko ba ñaar faatu ci ñu bari jëlee ci ay gaañu-gaañu lu mat fukki magasin yu Auchan gaañe caxat-caxatee nañu ko dajj ko la ñu fa fekk ñu jël ko yóbbu jàppante bu rëyit yéenekaay bi nee nañu moom la étudiants yi yendoo démb ak takkadere ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru autoroute à péage bi dañu ko bloqué woon songu nañu siège bu RFM ak siège bu journal bii di Le Soleil réew mi quotidien nañu ca Bignona démb ca manifesté yi am na fa benn ASP bu ñu fa naroon a def jëf ju ñaaw essence lañu ko sotti ba mu toy xepp bëggoon koo taal dafa rëcc ne kon tey ji kenn waxatu ko Sud Quotidien nañu ndax jalt jéeg fitna ji dina fi yam ne tey ji ci àjjuma ji ñoo ngi jëm ci àjjuma ju nar a tàng ci dëkk bi ne muy waa Y'en a marre waa Force démocratique du Sénégal waa parti Pastef ci Ndakaaru ak parti politique yi fare ci Front Résistance Nationale nee nañu dañuy amal ab doxub ñaxtu tey ji ci àjjuma ji ci buntu ministère de l'Intérieur fa la ñu fas yéenee jóge dox ba ci buntu Assemblée nationale Le Quotidien nañu ñi fare ci opposition bi ak ñenn ñi ci société civile gi ñoo bëgg amal doxub ñaxtu boobee Vox Populi nañu waaye mbir yi naruta yomb ndax gaañi nee nañu dañuy marché fara force préfet bu Ndakaaru ne leen du ci dal Source A nañu keroog ba Lat Joor Ngoone Latiir Jóob taxawee ne maaloo du gis raay bi la mu juróon loolee la ñu nar a dundaat ci dëkk bi tey nañuy jàppal tànk Ousmane Sonko ak di ko jàppale nee nañu dañuy marché tey jii ci xolub Ndakaaru ñi jiiti réew mi ne leen du fi amee boole ceekit jël seeni matuwaay ngir bañ ko xand ci centre
centre-ville bi ak li ko wër. Soleil national nañu li xew ci réew mi état bi mi ngi koy ñaawlu boole ca kit fas yéene topp yëf yi sooke lii lépp mu di mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr. L'Observateur nee nañu juge bu 8e cabinet bi yoroon dossier bi di Mamadou Seck génn na ca dossier ba ma nga léegi ci loxoy doyen des juges Samba Sall. Journal bi nañu dogal bi day soog a siiw rek waaye ba ñu ko jëlee yàgg na te moom ci jëmi boppam di juge Mamadou Seck moo génne boppam ci dossier bi nekk rek àllarba ba mu dégloon Ndeye Khady Ndiaye mi moom salon Sweet Beauté ba noppi ci la bindee ab lettre procureur de la République ne ko dama bëgg ñu jëlee dossier bi ci man joxaat ko keneen. Journal bi nañu procureur de la République jot lettre ba jottali ko président tribunal grande instance bu Ndakaaru moom moomee moo tànn doyen des juges jox ko yëf yi li tax ba juge Mamadou Seck ne nañu ko génne ci yëf yi. L'Observateur nee nañu wax nañu ne ñaar la benn bi moo di ay menace ba ci des moo di ay mbokki boppam ñoo sàkku ci moom mu génn ci dossier bi la si ne kay nañu président tribunal grande instance bu Ndakaaru moo jëlee dossier bi ci loxoy juge bu 8e cabinet di Mamadou Seck jox ko doyen des juges ba moom it sa joxe na ab mandat d'amener ngir ñu andil ko Ousmane Sonko source nañu moom kay dafay xala miti rek waaye njiital parti Pastef di Ousmane Sonko mu bëgg ko dina wuy ji doyen des juges mu bañ ko dana wuy ji doyen des juges tey jii ci ajuma ji lii quotidien nañu moo taxit ñoo ngi jëm ci bëccëg goo xam ne lu ne mën naa xew ci réew mi danañu jëli Ousmane Sonko yóbbul doyen des juges te gouvernement bi fasuta yéene maye dara Les Échos nañu Sonko bu bañee wuy ji doyen des juges tey jii danañu ko yóbbu fa la force te bu boobaa bu moytul mandat dépôt ci lay mujj. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS. seen cuuraay raktak bi rey yooyu seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. mbokk yi jàngeen jëf xibaar yi buur na génnoon na ci fës niki démb ay bërëbu RFM nag la ay ndaw attaqué mel ni ay gaynde yu xiif lool tal fay oto toj ay vitre kuréel bu boole ñi yëngu ci sum xibaar di ko ñaawlu bu baax a baax di presse en ligne RFM nag bu mu sosoo ba tey xarañ ci ak responsabilité la mësa wone day kaddu Ibrahima Lissa Faye mi leen jiite ay manifeste nag amoon niki démb waral ba ñaari bakkan rot ci kenn nekk ca Bignona keneen ki ca banlieue bu Ndakaaru société civile ak ay parti opposition bi nag di waajal tey seen manifester tey ci ajuma ji li ko waral mooy daal dañu naqarlu ni ñu salfaañee liberté ci mim réew waaye tamit nañu gis ne démocratie dafa dellu ginnaaw Ousmane Sonko mu ñu jàpp ne daal moo waral ni nu mel dossier yam léegi nag doyen des juges Samba Sall la ñu ko daal di jébbal moom tamit Ousmane Sonko ba tey ñu daal di ko jébbal bataaxal ngir mu jënoog moom tey jilee waaye bañ bi mu bañ ni nu mel waral nag ba yëf yi mujjee ci mandat d'amener xibaar bu wadd léegi-léegi jóge suñu correspondant foofu ca Diourbel ne salle d'audience bu tribunal bu grande instance bu Diourbel dañ ko daal di taal dinañ ci yegg si waat ci kanam ak kii di Babacar Diouf mbokk jàngeen jëf